jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ak benn sënkam fii ci suñu ay antenne jël leen ak jàmm ci les jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nama ko jukki dina bokk ci yëgle bi nga xam ne société africaine bu raffinage daal dina koy amal jagleel ko askan wu Sénégal di ab bataaxal boo xamante ni daal dina koy génnee li mu xamle moom moo di amul benn jafe-jafe ci lépp lu soxal wàllu approvisionnement ci li nga xam ne moom moo di produits pétroliers yi nag li mu xamle moom moo di aji jëfandikoo gi nag ñu ngi koy am ci anam ba mu waree naka noonu itam gouvernement bu Sénégal la nga xam ne rek war na koo def ci wàll woowee nag def na ko ba mu mat sëkk ca yooyu la jamono ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci SAR nag ku moywul daañu am ay jafe-jafe ci li nga xam ne rek moom moo di seen ak payoor ginnaaw itam ay bés nga xam ne rek bi les société nag mu mel ni dañoo xaw a dakkal li nga xam ne moom moo di seen ay liggéey bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Cheikh Diop di secrétaire général bu CNTS FC nag di xam ne jamono yi nag SAR li muy dund dina gën a yées la mu doon dund ca atum 2008 di ngeen ko déglu moom moomee ngeen gis ci les jotaayu xibaar mbokk yi ni ki tey ji ci suba collectif bi nga xam ne moom moo ëmb ñi càmm li nga xam ne rek moom moo di phare des Mamelles daal dinañu yëglu li ñu xamle bokk na ci rek ñu daal di daaneel benn bâtiment boo xamante ni li ñu fa bëgg amal moom moo di siège bu benn ONG nag lu ni mel ñoom ñooñee nag li ñu xamle moom moo di daañ ci xar li nga xam ne rek moom moo di seen tànku tubay mbokk yi daañu wax ci wàllu wér-gu-yaram ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppaleen ne juróomi doomi aadama daal dinañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak fanweeri cas positif la ñu am niki tey téeméer ak juróomi cas ci ñoom nag di ay cas contact ñaar fukk ak juróomi cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xam ñu rek fan la ñu ko jëlee ci li jotaayu xibaar itam daañu wax ci lu soxal wàllu tàggat yaram mu mel ni nag njiit bu yees bu fédération sénégalaise bu boxe nag daal dinay indi ay bëgg-bëggam nag ginnaaw tabb bi nga xam ne daal nañ ko koy tabb ni ki tey ji ci suba li mu xam le bokk na ci ak yelleefu boxeurs yi nag dina ko amal ba mu mat sëkk ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal fu ci nekk dina def kéem kattan ngir rek daal di fay amal ab salle de boxe ki nga xam ne moom moo di Modou Mamoun Sène di ngeen ko déglu ci la jotaayu xibaar mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu nuyuwaat leen gi rafetlu ànd bi ak ñun xibaar yi dañ ko door ak benn accident boo xamante ni ma nga am ca benn village bu ñuy wax Ñaaxeen nag nekk ca département bu Marème Odar nag ab ndaw boo xamante ni ab minicar moom moo ko daal di faat ndaw noo leen nag doon foo ci li nga xam ne lu jege woon lool tali bi la ak ay moroomam mi ngi am ci lu tollook fukki at ak ñeent jamono yi nag li nga xam ne moom moo di néewam ñu ngi ci ñu denc nag morgue bu hôpital bu Kaffrine du ñàkk itam daan ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj mbokk yi di bataaxal bi nga xam ne société africaine bu raffinage daal dina koy fësal ngir rek daal di teggi ay tuuma li mu xamle moom moo di aji jëfandikoo bi nag lépp loo xamante ni soxla nañ ko ci lu ñeel produit pétrolier yi nag ñu ngi koy am ba mu mat sëkk naka noonu itam gouvernement bu Sénégal wàllam daal dina koy matal di lépp loo xamante ni war na ko jël ci wowule wàll mbokk yi jamono yi may wax ak yéen sànq yi ngi doon gis ki nga xam ne moom moo di Cheikh Diop di secrétaire général bu CNTS FC nag di xam ne ku moywul liggéeykatu SAR yi nag daañu am ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di seen wàllug payoor ginnaaw itam ay bés yoo xamante ni liggéey yu ñu naka noonu itam mu ngi xam ne rek ne SAR ku moywul li muy dund jamono yi nag la mu doon dund ca atum 2008 moom moo koy gën a li nga xam ne jafe-jafe dañ koy teewlu moom Cheikh Diop ci micro Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. am na ay jafe-jafe kenn mënatu ko nier am na ay jafe-jafe approvisionnement am na ay jafe-jafe trésorerie am na aussi ay jafe-jafe technique parce que fan yi passé déggoon ngeen fi ay fuite yu demee noonu ak même investissement yu ñu war a def ci kër gi te loolu yëpp actuellement nii situation bu jàmpi ba mooy kër gi taxaw na depuis une semaine ñu jàpp ne loolu waratul mën a nekk donc président de la république liggéeykat yi daal li ñuy bëgg ci moom li ñuy sàkku ci moom parce que situation bi ñuy vivre nañ ko en 2008 mais président Wade dafa jëloon responsabilité am jëlaat SAR redistribuer carte yi
redistribuer carte yi tey ji mun nañ ko def tenir compte ci préférence nationale li ñu gën a jaaxal tey mooy am na réew mu nga xam ne mi ngi présenté mi ngi ci biir conseil d'administration bi mun naa ko tudd sax Nigéria am na ku koy teewal ci SARA ci conseil d'administration bi waaw société bu mel ni SAR nga xam ne société stratégique yu nga xam ne sax presque mun naa wax ne ñu ngi fay traiter léeg-léeg ay question de souveraineté problème trésorerie yi ci ëpp aussi bor bi la boru état bi ak boru état bi ak démembrement yi donc loolu aussi lu ñu war a régler la jot na nag parce que liggéeykat yi aussi duñ toog ba war a fayeeku te fayeekuwuñu te sori wuñ ko. mbokk yi kuréel yi nga xam ne moom moo ëmb ñi càmm li nga xam ne rek moom moo di phare des Mamelles ñoom ñooñee nag ñooy wëy di yëglu li ñu bëgg moom moo di ñu daal di daaneel ab bâtiment boo xamante ni ku moywul siège bu benn ONG la ñu fa bëgg amal ni ki tey jii si suba ñu ngi doon amal ab doxu ñaxtu ñu seetaan reportage li ànd ci ak Maymouna Ndiaye Mardien. fii ñu taxaw ni digganteem ak Pointe des Almadies toll na ci 4 kilomètres site bi bokk ci presqu'île du Cap-Vert ñu ngi fii ci phare des Mamelles patrimoine bi tey ji ONG yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo bitim réew sopp ko lool ndax taaram lii nag moo tax a jóg collectif bii. phare bi dafay servir ñiy dawal avion di servir itam ñiy dawal bateau yi bu timis jotee gis nga ni phare bi di tourner dafay guider ñiy dawal avion ak ñiy dawal bateau. tabax bi yëpp lan la benn ONG bu jógee réew arab yi nee na moo fi ñëw pour tabax siège am est-ce que ñàkk na fu Sénégal mën a nekk tey fu ñu mën a tabaxee siège. collectif bi nga xam ne dafa juddu ngir sàmm phare des Mamelles ñu bàyyi ko nii mu mel bañ koo tabax tey jii nee na mbir yi dafa am ci biir li ñuy woowee guerre. ñëw nañ man sama kër pour dig ma 5 millions ay ordinateurs ak yooyu ma dàq leen. te li may wax c'est devant témoin mën naa si dem tribunal d'ailleurs c'est pas la première fois que je vais au tribunal sur ces questions et on est assez courageux pour ça parce que su fekkente ne dañ nekk si dëkk boo xamante ne dañ ne constitution moo tënk ñëpp waa Baie Hann suñu xarit Mbacké Seck wax ko référendum am ñu consacrer xam nga un droit constitutionnel pour la défense de l'environnement mais nguur gi ñu jiite nga xam ne ñun lañ fi war a nekkal ñoom la ñuy interpeller parce que moomuñu ñu nag lañ bëgg bâtiment bii si gàttal si lu leer ñu toj ko pour que jàmm am. moo ne de ay at ci ginnaaw amoon na ay projet yoo xam ni dañ ko fee waroon def ngir gën a taaral béréb bi wante ba léegi amul dara loo xam ni defaguñ nañ ko fi. waa mine et géologie ba sax bon nañu maquette bi wax naa ko sànq bi ñu demee itam ci waa ministère de l'aménagement du ministère de l'urbanisme ñoom itam woon nañu benn maquette ba d'accord nañu ne fan yi di ñëw daañu créer benn comité. bu dajale ministère yooyu yëpp ak suñu collectif yi pour que ñu waxtaan nan la ñuy régler programme aménagement géoparc boobu. maintenant li tax nag ñu mën fee toj fleuristes yi mën a déménager garagistes yi mën a déménager gargostes yi mais bàyyi fi lii loolu mooy problème bi. ñii nga xam ni ñooy sàmm littoral bi fi mu toll nii lenn rek moo leen soxal mooy ñu daaneel bâtiment bi ñu jàkkaarlool. ndax kat dañoo gis ni injustice dafa am ci biir may nañu nguur gi nag àpp ba ñu tabaski ba noppi ngir ñu jëmmal seen mbébét. Maymouna Ndiaye ndaw yu Dakar Plateau nag amal nañ ab prox ndollu ci wowle doxu ñaxtu ngir wax li nga xam ne moom moo di seen i ay bëgg-bëgg bokk na ci rek ñu bàyyi leen tefasuk géej bu Anse Bernal naka noonu itam ñu xam ne rek ne loolee rek la ñu am ngir mën a féexlu waaye itam di ci tàggat li nga xam ne moom moo di seen ak yaram dañuy déglu kenn koo xamante ni bokk na ci yooyu leen ndaw Bokar Ndaw lay wuyoo. dañoo toog benn jour rek par le biais du club de natation bu nekk Anse Bernard. gars yi dañoo envoyé benn projet boo xam ne commencé na par Soto waa mooy maanaam ñiy collaborer avec Yérim Sow kii borom Radisson kii tout sur le littoral pas mal de complexes ñoom ñoo jël par le biais d'un décret qui a déclassifié plage bi mooy maanaam ce plage bi des Dakar Plateau pour def ko complexe hôtelier donc si ba ñu amee information bi si lañ taxaw thème commencé di organiser wu
pour que loolu bañ a am parce que plage boobu rek moo ñu fi des à Dakar plage boo xam ne amul danger il y a des maîtres nageurs parce que géeju Kusum bu fi nekk kenn mënu fa nager boo demee ba toute la zone c'est des mers très dangereuses donc c'est la seule plage qui nous reste donc di ñaan rek suñuy papa Yérim Sow ak collaborateur mi ñu bàyyil ñu suñu plage ngir yàlla tax. ñu wax ci leneen mbokk yi wax ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne juróomi doomi aadama daal dañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan téeméer ak fanweeri cas positif la ñu am téeméer ak juróomi cas contact ci ñoom itam ñaar fukk ak juróom-ñaar nag ci ñoom di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee leneen loo xamante ni lu wuteeg mbas mi la mbokk yi waaye tam di lekk loo xamante ni tawat la di paludisme foofee nag ca diwaan bu Kolda doon na loo xamante ni sonal na leen lool ba tax itam ñu daal di amal ab campagne boo xamante ni ñu nga cay ñaax askañu waaye itam def kem kattan gi rek daal di fàcc ay ndaw seen ak lim toll ci 200 junni xale yoo xamante ni am nañ ci diggante ñetti weer jàpp fukki at. Abdoulaye Diallo ci tënk. présidente bajjen gox bu département bu Bounkiling lañ testé positif moom nag yoroon na beneen feebar boo xamante ne diabète la tudd buñ koy évacué nag ci hôpital régional bu Sédhiou ci la faatoo ci yoon bi mu am beneen jigéen boo xamante ne mu ngi am 74 ans moom nag dëkk ci Ngindir ci commune bu Bambali ñi ko tam ñi daat koy hospitalisé su EPS 1 bu Sédhiou moom tamit. nawet dafa tombek jamono fu sibiru doon jàngoro wi gën a tax askan wi di dem saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur yu diwaanu Kolda mu waral ci jamono ji lañu door campagne bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu xeex sibiru te cérémonie de lancement bi le campagne amoon ca Vélingara noonee la région médicale bu Kolda fas yéene jot lu ëpp 200 junni tout tànk yi amee ñetti weer ba fukki at. xale yi ñu ciblé fii ci région bi 216 183 enfants de 3 mois à 10 ans cible régionale boo seetee nag fii ci Vélingara ñu am cible boo xam ne 90 489 moo cible Vélingara boo seetee nag ci téeméer boo jël ñeent fukk ak ñaar yi waa Vélingara 42% mooy Vélingara xam nga ni Vélingara presque c'est la moitié de la région donc mooy cible bu gën a am solo mooy bu ñu gañee xew fii ci Vélingara rek daanaka dañ koy gañe ci biir région bi te bu ñu gisee mobilisation bi am nañ yaakaar que incha allah danañ ci génn ci alhamdulilah rabbil alamin. campagne bi ni mel amul woon en 2018 ngir greffe bi waa kër docteur daan amal ca jamono jooju waaye waa Kolda nettali wu ñu ko woon a fenn ngir méttit bu bare biñ si jëlee woon looloo tax ñuy ñaax askan wi ndax ñuy yombalal relais yi seeni liggéey gi. parents yi dana seen xel que ne lii ñu buñ ko defee c'est pour ñu sauver xale yi dañoo war a sauver suñu bopp certes contre Covid-19 ndax président da koy wax damay reprendre expression nous devons pas laisser nos vies à la Covid maanaam war ñoo jël suñuy bakkan jébbal ko virus bi mais tamit waru ñoo jël bakkanu suñuy doom jébbal ko paludisme ndax ñëpp xam nañ ne paludisme dafay rey donc dañoo war a jóg ñu mobiliser wu ñu barrer la route n'est-ce pas au paludisme li nga xam ne dafay rey ci zone yi nga xam ne surtout moom mooy zone yu féetee ci wàllu sud du Sénégal. bile campagne mooy am ci jamono mbas mu waral waa kër docteur yi fas yéene jël seeni bépp matuwaay ngir ñu daal di topp tegtal yi ñuy tegtal ngir moytu mbas mi. Abdoulaye Diallo ginnaaw Kolda ca diwaan bu Thiès foofee nag addu kalpe yi ak itam samba bo yi doon na ñoo xamante ni sonal nañ askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo fa yeewoo ba tax itam autorité administrative yi ak itam agent bu informatique bu état nag daal di lëkkaloo ngir amal ay yenn ci ay caméra de surveillance ci yenn ci ay barab yoo xamante ni ay mbooloo dañu fay daje jàpp nañ ne loolee nag dina mën a tax ñu daal di xeex bu baax a baax lu ni mel ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. daanaka foo tourné ci biir dëkk bi ci mbedd yi ak fi nga xamante ni nit ñi dañ fay bari lool muy marché xàll yu mag yi samp nañ fa ay caméra surveillance fépp fu waay toll dañ koy gis rawatina ñi nga xamante ni sax dañuy def ay njombe gouverneur bu Thiès rafetlu ko lool nee na lii de dina tax ñi daan def ay njombe ak caay-caay mu mën a wàññeeku ci dëkk bi. projet yi am maanaa la yi ñëw pour Thiès je pense que dina baax pour nit ñi sécurité bi nag moom li si am maanaam mooy dina tax ñu gën a mën a surveiller dëkk bi léeg-léeg ngeen dégg ne rey nañ fi nit léeg-léeg nga dégg ne sàcc nañ fi léeg-léeg nga dégg ne toj nañ banque wala toj nañ feneen
loolu yëpp bu fekkee am nga caméra yi di nga mën rapidement xam fan lañ koy defee si waxtu bi xam ne mi ngi am policier ak gendarme yi mën a intervenir wala di nga mën a xam bu fekkee ne am na pare tamit naka ngay toppee ñi xam ne ñoo ko def ñu stress nga mën leen a identifier mën leen a topp je pense que lu am importance la. directeur général bu agence informatique bu état moom nee na Thiès dëkk bu mag la moo tax projet bu mel nii de ñu indi ko fii. gannaaw Dakar daanaka Thiès moom mooy la deuxième ville qui est concernée donc loolu nag def nañu ko ak autorités yi fi nekk yëpp rawatina le démembrement du ministère de l'intérieur mais aussi le maire de la ville de Thiès daanaka 65 caméras déployé nañ ko fi pour que lépp loo xamante ne jaarul yoon wala muy ñaawteef force de défense et de sécurité yi dinañ mën a agir à temps réel. waa Thiès ñu ci bari nag gis nañ ne bu ñu fi sampee nag caméra vidéo surveillance yi ba léegi de ñi nga xamante ni dañ daan yéeg ci ay Jakarta di këf kalpe jàmbur yi di daw wàññeeku net ci biir Thiès ak ci quartier yi. Cheikh Anta jamono yooyu nag ñàkk cet ak itam ñàkk kaaraange doon na loo xamante ni moo sonal lool dawalkatu ndaamaar ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Kaolack naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu dem beek dikk bi ñu ñëw ak ñoom ci ak ndimbal ñu teelu reportage bu Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. du yàggul dara rek lañ leen fi toxal si jële leen fi ñu njëkkoon a nekk ci wetu marché ba waaye bërëb yu bees yi ñu nekk nag xat na xataay bu nga xamante ni kenn mënu ko nettali taximaan yi nag ne lii mënu ci dëkk te du mën a wëy moo tax ñu dajaloo pour xamal ko ñëpp. te fii boo xoolee milieu bi ñu nekk nii soo amoon sax sa bàyyi ma sax doo ko mën a ñëw fii doo ko fi yeew donc ay nit fi nekk di daan seen doole di fay suñuy droit lépp lu ñu warloo état ñu ngi koy def donc ñoom à contrepartie waroon nañu ñëw xool fii ñuy dugal. soit ñu ràmbale ko ba ñu mun fee nekk wala ñu wutal beneen solution bu gën fii ñu nekk parce que fii ñu nekk nii dañoo sonn dañoo tay ñi fii bon mbalit mi yaa fii gis nga ko nii fii mbalit la. deuxièmement oto yi fii xajuñu fi pour ñu taxaw sax gaare suñu oto problème lay doon encore ndox mi pour boo yebee pour nga génn sax wala nga dugg si fii c'est un tas de problème. boo weesoo problème mu xattaay beeg salte bi nag taataa ndox fii ay mbalit fële bërëb yi de nee nañ amul benn kaaraange. fii amul lumière bu guddee balaa 18 heures il faut ñu wàcc parce que fii amul lumière dafa lëndëm. ñun chauffeurs yi ñooy suñu sécurité bopp waaw chaque jour ñu jàpp fii ay sàcc wala ñu gaare suñu oto toog ne la ñu ñëw ubbi ko jël la fa nekk. bokk na ci itam li leen gën a sonal moo di ne bërëb yi de amul gaanuwaay tax nag bi ñii di syndicalistes yi dugal ci seen loxo ñëw jàppale leen ci xeex bi fëgg ci table bi. fukki garage ñoo nekk fii ci place bi ñu nekk amul ker amul douche amul toilette te am loo xam ne état mi ngi koy fayee ko ñu di ko fay te loolu amuluñ njëriñ mooy li ñuy wax abonnement. ñun mënatuñ droit ci benn mbedd mënatuñ taxaw ci benn mbedd parce que foo taxaw ñu dàq la foo taxaw ñu lal bu fi taxaw te garage yi fi ñu leen regroupé nii du place bu ñu mën a liggéey parce que ndox la moo xam ne bu tawee amul benn taxe boo xam ne day yabate ci kaw la. du nag ñii di taximaan yeeg coxeur yi képp la yëf yi sonal ñii di clients yi itam sonn nañ ci bu baax a baax ndax laata ñu yegsi ci biir garage bi ba am oto bu leen mën a yóbbu ay coono la. Ibrahima Diamé cant ngërëm ñeel na la mbokki jàppale ni itam bilan campagne ko mango bi nag daal nañ koy amal mu mel ni nag li ñu amal ci ay tonnes ci atum ren nag moo gën li nga xam ne moom lañ amaloon daaw nag ci atum 2019 naka noonu itam bëgg-bëgg bi rek lenn dong la daal di amal ay junni tonnes ñi xam li ñu mel nag di direction bi ñu teelu reportage bu Abi Faye ak Modou Diop. campagne jaay mango bi jeexal nañ phase bu njëkk bi lu toll ci. ñeent fukk ak juróomi inspecteur de contrôle ñoom waa DPV jël nañu ko tàggat leen ba tax na itam wàllum njënd ak njaay bi anam ba muy demee bëgg nañ ci. mu ko defee bu ñu xoolee tey résultats yi wax dëgg yàlla ñu ngi ci 12000 tonnes alors que bu ñu koy comparé ak daaw période bi 10 000 tonnes lañ tolloon malgré contexte Covid 19 bi. production bi Sénégal environ 150 000 tonnes la ñuy produire par année de 120 à 150 000 tonnes. première floraison yi première production bi jàll na léegi deuxième bi la ñu xaar. ci wàllum dem beeg dëkk bi tàggatémbe woon na ndax tamit jàngoroy mbas gi. maanaam bu ñu dooree débuté campagne bi ak mesure restriction yi amoon ci transport bi am na opérateur yu nga xam ni ñoo ngi fii waroon dem Casamance fa la ñu waroon jëlee seen mango am ay contrat mais mënuñu fa woon dem période bi ñu ko bëgg woon ba mu demee noonu également c'est vrai que am na lu sooxe ci ñoom. ci wàll ba nga xamante ne réewum Sénégal la mu daan liggéey ci mango atum ren gi weesu na atum daaw. du point de vue volume vraiment comme ni ma leen ko waxee léegi dépassé nañu volume bi ñu amoon année dernière période bi
ba pare évidemment li problème bi comme ni ma ko waxee mooy disponibilité bi moo tax campagne bi xaw arrêté actuellement. bile campagne doon na loo xamante ne dal na ab xel ndax tamit positive na. léegi nag li ci des mooy maanaam surveiller bu baax mouche des fruits pour bu deuxième floraison bu ñëwee ñu xam ndax daañu mën a continuer exporter wala. bokk na ci tamit weñ yooyee ñuy wax ñuy yàq mango yi moo leen gën a sonal jël nañ seen matuwaay ngir gën a mën a aar tool yi loolee itam tax na jot nañ ay jumtuwaay yu takku ci li ñeel wàllum jawriñ bi nga xamante ne moom lañ dénk pàcc moomee. Abi Faye cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi ñu wax ci leneen mu ñeel lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal bu ngeen di fàttali ko ab dogal woo xamante ni jëloon nañ ko ci bakkum ren nag ñu daal di dindi li nga xam ne moom moo di épreuve physique yi maanaam épreuve yi nga xam ne dañ koy am ci tàggatu yaram laataa ñuy dem ci épreuve écrite yi nag lu ni mel ñu daal di koy indiwaat bu ñu sukkandikoo ci inspecteur académique bu Pikine ak itam Guédiawaye di xam ne rek ne bi lekk ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi nag door lu ni mel amul benn rëq-rëq woo xamante ni nemmeeku nañ ko ci wàllu wi dañ koy teewlu moom Gana Sène waxtaan doxoon na ci digganteem ak Salif Sow ñu seetaan. ci biir épreuve physique yi nag door nañ ko diwaan Pikine Guédiawaye am na lu toll ci juróom-ñetti centre yi Guédiawaye département am na ci ñaar Pikine tamit am na ci juróom-benn. donc ci limu candidat yi ñaari département yi am nañu 20 000 candidat yu teg juróom ñaar fukk boo jëlee département Guédiawaye ci lim boobu département Guédiawaye am na ci 5 000 ak yu teg juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn li ci des département Pikine la maanaam lu toll ci 10 000 ak ñeent yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. ñun dañuy considérer ne maanaam examen science physique épreuve physique yi ak épreuve faculté genre test la rek maanaam dañuy xool dispositif bi nga xam ne moom lañ mettre en place test est-ce que baax na donc te vraiment test boobu suñu yeboon ne ñi ngi koy réussir ba tax na épreuve anticipée philo moom moo ciy topp boobu tamit vraiment jël nañ matuwaay yu mat sëkk. mbokk yi wàllu tàggat yaram maa ngi leen ko doon junj ci bi ñuy door rek yële jotaayu xibaar mu mel ne njiit bu yees bu fédération sénégalaise bu boxe nag daal di nañ koy tabb naka noonu itam daal di nay wax yenn ci li nga xam ne rek da di ay bëgg-bëggam bokk na ci rek daal di tàggat ay ndaw ngir rek bu ñu génnee ci tugal wala mën a amal ay jongante waaye itam fexe gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal fu ci nekk ñu daal di fay amal ab salle de boxe waaye itam ak yelleef boxeur yi itam dal na loo xamante ni dina ko bàyyi xel moom Modou Mamoun Sène dañuy teewlu ay kàddoom Pape Fara ñi ngi moom moo ko taataan. bëgg mooy li fi nekkul woon ñu yokk ko ci c'est-à-dire que tey jii am nañu fan yi mais amuñu boxe bi malheureusement alors li gën a yomb mooy indi boxe bi je pense et donc oui chantier yi ma war a teg wax naa leen ko sànq mooy si ñetti axe yooyu formation wu entraîneur yi formation wu corps arbitral bi ak formation wu corps médical bi parce que boo amul loolu amuloo athlète te athlète yi ñooy def boxe yi ñooy boxe athlètes yi la ñu jaayuñu seulement ring bi jaayuñu infrastructure non athlètes yi ñoom ñooy indi attractivité ci boxe donc avant tout dañu war a toppatoo athlètes yi ba pare xam aussi responsabilité ba am sama responsabilité mooy ñu porter drapeau Sénégal du ma leen porter le drapeau Sénégal dans des mauvaises conditions bu ñu jógee ci loolu mooy installer des vrais clubs au Sénégal comme ni ma ko waxee sànq boo xoolee région yi tey jii benn club moo fi valable muy club bu Louga et club bu Louga lu mu baax il lui faut des sparring partners c'est-à-dire que il faut mu dem frotter wu ak club bu beneen région. mbokk yi boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje bi léegi ak Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaa mooy tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futur Média jërë ngeen jëf.